mbokki internetu Mak TV Sénégal nuyu nañ leen amaat mbégte àndaat ak yéen comme niñ koy defee saa su ne rek ñu fas yéeneel dëgtal xibaar yi nag li si gën a fës dañ koy daal di tàmbalee rek ak ki nga xamante ni moo di capitaine Touré nag moom moo nekkoon ki nga xamante ni moo di enquêteur bu chargé woon affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom nag gannaaw moo nga xamante ni publié woon na si page Facebook am daal di xam leen rek day daal di démissionné foofa nga xamante ni mooy ca gendarmerie nationale gannaaw gi nag amal na ay révélation yu doy waar yu nga xamante ni moo ngi ko jëmale sax si ki nga xamante ni moo di Adji Sarr moom nag gannaaw ba mu xam leen rek moom parewul sax pour daal di amal enquête bi nu mu war a ndax kat ki nga xamante ni moo di procureur bi moo sàkk woon si ñoom rek ñu daal di andi li nga xamante ni moo di procès verbaux yi ba taxoon na sax dañoo taxañe li nga xamante ni moo di enquête yi waaye nag teewul ki nga xamante ni moo di capitaine Touré moo ngi daal di xam leen nag gannaaw ba nga xamante ni daal Adji Sarr andi nañ ko foofee nga xamante ni mooy ca bureau li mu daal di njëkk a def rek mooy siggi xool ko ni ko tonton ndax lii nga xamante ni moom laay bëgg a wax nii du ma si am ab problème ba tax na daal kookee sax nga xamante ni moo di capitaine Touré daal koy xamal ni rek waxal li nga xamante ni daal moom nga xam ndax ñun lii ñuy sàqu daal mooy nga wax li nga xamante ni moom moo la fi andi moom moomee nag nga xamante ni moo di capitaine Touré daal di xam ne nag gannaaw gis la Adji Sarr commencé di amal ay li nga xamante ni daal moo di ay révélation waaye nag ba tey kii nga xamante ni moo di capitaine Touré daal di xam ne rek wax yooyee sax am na ay lënt yu bëri yoo nga xamante ni daal ñoom sax dugaluñ ko si li nga xamante moo di procès verbaux yi waaye capitaine Touré di wax ba tey rek ni ay prélèvement yi nga xamante ni defoon nañ ko jëmale ko si ki nga xamante ni moo di Adji Sarr prélèvement yooyu baaxul ndax kat ñoom waa gendarmerie nationale seeni ay prélèvement fañ ko daan faral di defaree mooy ca hôpital principal waaye nag daan ñu ko woon defee foofee nga xamante ni mooy ca CTO waaye nag moom muy daal di xam ne rek ba tey ni gannaaw ba nga xamante ni sàkku na si ki nga xamante ni moo di Adji Sarr mu daal di koy jox carte d'identité nationale moom Adji Sarr da ko daal di xamal ni ko carte d'identité bi date bi si nekk baaxul ndax kat man en réalité sama carte d'identité 17 ans képp rek la daal di am moom moomee sax nga xamante ni moo di capitaine Touré di wax ni ba tey rek moom commandant bi doon na sàkk su ñoom pour rek ñu daal di placer en garde à vue ki nga xamante ni moo di Ndeye Khady Ndiaye ca noonee nag la leen daal ki nga xamante ni la sa procureur wala sax commandant bi sàkk woon pour mu daal koy jëli si la ko xamal ni ko ki nga xamante ni moo di Ndeye Khady Ndiaye nag dafa daal di am doom boo xamante ni daal matul maanaam ab doom prématuré noonee nag la ko gendarme commandant bi daal di xam ne ni ko bàyyil sa xolu yërmande yi nga xamante ni moom ngay doxalee nga doxalee doxulu gendarmerie ba tax na daal ki nga xamante ni sax moom mooy kii di capitaine Touré ba tey di xam ne ni rek moom moomee sax gannaaw ba nga xamante ni absenté woon na mu ngi dégg na ni am nañu ñëwoon foofee nga xamante ni mooy ca bureau di xool rek ndaxam mu ngi ak ay xelam moom di capitaine Touré sax di xam ne ni moom ba tey mu ngi bu baax a baax ak xelam ba tax na lépp lu muy def rek daal da see ànd ak xelam dara jotu ko dara xoxriwu ko dara matt ko moom capitaine Touré ba tey di xam ne rek am na ay autorités yu mag yoo xamante ni ñu ngi woon foofee ca gendarmerie yu ko ñëwoon si këram daal di sàq wala doon ko woo sax daal di sàq pour rek mu dindi li nga xamante ni moom la posté woon si page Facebook am wala sax mu wax ni ñoom ñooñee dañ ko daal di piraté waaye nag ki nga xamante ni moo di capitaine Touré moom li mu daal di xamle mooy que ni du ko daal di dindi benn yoon ndax kat dafay daal di jël ay responsabilité moom nag si capitaine Touré ba tey di xamle ni rek gannaaw ba mu déggee ni am na ñu bëri ñoo xamante ni ñu ne dafay liggéey ak Ousmane Sonko moom nag mu daal di waat ni gannaaw li nga xamante ni moo di dossier bi dox ak digganteem ak Adji Sarr amul benn yoon bu nga xamante ni daat nay woo ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko wala sax mu am benn liggéey bu nga xamante ni sekk na ko ak ki nga xamante ni mooy leaderu Pastef boobee moom nag ba tey rek si capitaine Touré di daal di xam ne daal moom enquête boobee daal ba tey rek am na ay lënt yoo xamante ni daat na si am gannaaw nag bañ ko laajee ni ko lii complot la wala déet moom daal li mu xamle mooy que ni mënul wax ndax am complot la wala déet waaye daal am na ay lënt yu bëri yoo xamante ni daat nañ ko si noté waaye nag ñun ñi nga xamante ni ñoo di sénégalais yi daal analyse bi ñu si daal di def mooy que ni loolee nag li ñu doon jortees naan complot la kii di capitaine Touré da ko daal di leeral ba mu leer nañ ci coowal capitaine Touré moomee sax la ñuy daal di desandi ba tey moom capitaine Omar Touré nag nga xamante ni daal gannaaw ba nga xamante ne rek ay fan a ngi nii mu daal di jóge foofee nga xamante ni mooy ca gendarmerie nationale moom nag ñu ngi ñuy daal di xamle ni kat soo moytuwul dinañ ko daal di arrêté ndax kat foofee nga xamante ni mooy ca fonction boobee mu nekk loo moytu loo absenté lu tolloog rek juróom benn fan ñoom dañ lay daal di arrêté ndax kat ki nga xamante ni moo di capitaine Touré ci fàttali moom daal dafa daal di woon démissionné ba gannaaw sax ba nga xamante ni publié na ab post foofee ci page Facebook am di daal di xam ne ni day daal di démissionné foofee nga xamante ni mooy ca gendarmerie nationale waaye nag foofee ca gendarmerie selon nag li nga xamante ni moo di règle yi boo fa xasee ba dugg tant que amoo fa lu tolloo ko fukki at moom ab démission doo ko mën a amal ba tax na daal ki nga xamante ni moo di capitaine Touré bu ñu sukkandikoo rek ci xibaar yi nga xamante ni journal bi di enquête moo ko daal di xamle moom doo moytuwul daal fii ak ay fan rek nañ ko daal di jàpp daal koy yóbbu foofee nga xamante ni mooy ca commissariat ba ci fàttali nag moom capitaine Touré nekk officier de police judiciaire
moom moomee nag nga xamante ni moo chargé woon wala sax nekk enquêteur foofee nga xamante ni mooy ca section de recherche moom moomee nga xam ni moo chargé woon sax li nga xamante ni moo di enquête bi doxoon si diggante kii di Adji Sarr ak Ousmane Sonko moom nag démission am sax moo ngi ko publié woon ci ab page Facebook am ci information yi mujjee am nag moom moomee nga xamante ni moo di capitaine Touré jamono ji mu ngi fi nga xamante ni mooy ca Touba. ci coowal Ousmane Sonko sax la ñuy desandi ba tey ak li nga xamante ni moo di révélation yi nga xamante ni ñooy continuer di juddu gannaaw rek ñetti fan ci tey bañ ko bàyyee mu daal di dellu foofee nag nga xamante ni mooy ca këram dañuy ñëwaat rek ci li nga xamante ni moo di plainte bi nga xamante ni moom la ñu déposé woon contre moom moomee nga xamante ni moo di Ousmane Sonko te nga xamante sax plainte boobee juróon na ay coow yu bëree bëri gannaaw rek contenu bu riche bi nga xamante ni moom la plainte boobee amoon ñu di doon tudd sax ñu bëri bokkoon na sax si ki nga xamante ni moo di avocat boobee ñuy naan maître avocat bi ñuy naan sax maître Dior Diagne moom moomee sax nga xamante ni moom lañ jàppoon ni moom moo bind lettre boobee moom nag dafa mel ni deram daal mu ngi commencé di set ndax kat lettre boobee nga xamante ni daal wala sax plainte boobee nga xamante ni moom la Adji Sarr déposé woon bu ñu sukkandikoo ce journal bi nga xamante ni moom mooy l'observateur moom nag li mu daal di xamle mooy que ni maître Pape Samba Sow moom moo ko daal di bind moom maître Pape Samba Sow boobee sax ñu gën kaa xamee si Gabi moom moo bind lettre boobee wala sax de plainte boobee nga xamante ni moom la Adji Sarr déposé woon foofee nga xamante ni mooy ca gendarmerie bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xamante ni moom la ñu daal di am ki nga xamante ni moo di maître moom ki doon sàkku sax pour mu bind lettre boobee moo di Sidi Ahmed Mbaye moomee nag nga xamante ni mooy jarbaat ci ki nga xamante ni moo di Maodo Malick Mbaye moomee nag nekk bokkoon sax si li nga xamante ni mooy ca APR moom nag moom moo ko dicté woon pour mu daal di bind li nga xamante ni moo di lettre boobee waaye nag ba tey rek si fàttali gannaaw ba nga xamante ni doon nañ wax ni kii di maître Dior Diagne moom moo bindoon lettre boobee moom maître Dior Diagne sax dafoon ab sorti daal di ñaawlu loolu li nga xamante ni moom lañ koy jiñ ba taxoon sax mu ne day porter plainte ñëpp képp ko nga xamante ni moom moo génnee information boobee ci fàttali nag ki nga xamante ni moo di Sidi Ahmed Mbaye moom ki nga xamante ni moom mooy maître Touré li mu ngi daal di xamle woon sax ni même li Adji Sarr waxoon moom la kii di Sidi Ahmed Mbaye daal di wax ndax kat moom gannaaw ba nga xamante ni ñoo ngi koy enquête li mu waxoon mooy que ni ba lii muy dugg nii du si am benn problème mu mel ni daal loolee moom ak Adji Sarr ñoo bokk foofee point commun. ci coowal Ousmane Sonko boobee sax la ñuy desandi ba tey gannaaw rek manifestation yu bëri yi nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko fii si Sénégal foofee nag ca Parcelles Assainies gannaaw rek ba nga xamante ni ñoom seen population bi sax dañoo jàpp ni seen doom joojee faatu ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre yi ñoo ko dóoroon ab bal ba taxoon sax ñuy daal di sàkku rek ñu daal di amal ay l'enquête ñoom ñooñee nag gannaaw ba nga xamante ni sàkku nañ loolee division bu investigation criminelle bu DIC moom daat nay hérité li nga xamante ni moo di dossier boobee pour rek amal ay jàngat pour rek leeral ñi nga xamante ni ñoo di waa Parcelles kan moo faat seen doom joojee ci fàttali nag wala sax ba tey rek enquêteurs yi ñoom daat nañu commencé li nga xamante ni daal moo di enquête bi pour rek mën a xamal kan moo dafa ñaawteef boobee nga xamante ni daal moom moo taxoon waa Parcelles Assainies ni kii sax ba si ñu génn daal amal xeex yu métti foofee nga xamante ni mooy ca Parcelles Assainies waaye nag li nga xamante ni daal moo di enquête bi ba jamono ji ñu wax ak yéen amul benn avancement boo nga xamante ni daal daat nañ ko si noté waaye daal li leer ba leer ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa DIC daal jamono ji ñoom jël nañ dossiers yi pour mën a amal ay enquête pour rek leeral li waral sax kookee nga xamante ni moom la ñu faat ñu daat koy tiire. keneen ko nga xamante ni moom daat nay faatu gannaaw rek ba nga xamante ni moom am na ay fan foofee nga xamante ni mooy ca centre de réanimation yu hôpital bu Ziguinchor mu di Bounama Silla Sagna moom nag gannaaw ba nga xamante ni daat nañ koy téye foofee lu yàgg moom nag daanaka ndiki démb la daal di ñàkk bakkanam sax moom foofee nga xamante ni mooy ca Ziguinchor gannaaw rek ay gaañu yu métti yoo xamante ni nemmeeku woon nañ ko si yaramam ba taxoon sax ñu daat koy yóbbu foofee nga xamante ni daal mooy ca centre bu réanimation bu nekk ca hôpital bu Ziguinchor moom nag si xibaar yi nga xamante ni daat nañ koy jot moom moomee daal daat nay ñàkk bakkanam xibaar boobee sax ñu ko daal di xamle mooy ñoo waa plateforme multi lutte dénommée doy na Casamance ñoom ñoo daal di xamal information boobee ba tey sax ñoom ñuy daal di sàkku rek ci état bi mu daal di jël ay précaution wala sax jël ay matukaay pour rek xamal pour rek wax sax feeñal lan moo tax ñu daal di faat seen doom boobee maanaam ñu di ay leeral ci lan moo tax rek ñu daal di faat seen doom joojee nga xamante ni moo di Bounama Silla Sagna
ba tey ci xibaar yi ñu des ci li nga xamante ni mooy coowal Ousmane Sonko bi nga xamante ni moom ba tey sax moom la ñuy desandi ndax kat gannaaw ba nga xamante ni daal ki nga xamante ni moo di juge bu 8e cabinet daat na woon convoqué ki nga xamante ni daal moo di Ndeye Khady Ndiaye bi nga xamante ni nag moom salon Sweet Beauté moom nag gannaaw ba nga xamante ni daal convoqué woon nañ ko nit ki tey jii pour auditionner ko moom nag soo moytuwul moom Ndeye Khady Ndiaye du daal di wuyu ndax kat ki nga xamante ni moo di juge bu 8e cabinet kat si fàttali moom dafa daal di woon démissionné gannaaw nag ba nga xamante ni dafa dessaisir sax la ñuy daal di wax dafa dessaisir li nga xamante ni moo di dossier wu Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di Adji Sarr ba tax na daal soo moytuwul ki nga xamante ni moo di Ndeye Khady Ndiaye moom du daal di wuyu ji ndax kat ki mu war a ki ko convoqué woon nekkatul jamono ji si di activé wu si li nga xamante ni moo di dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom moomee sax nga xamante ni moo di Mamadou Lamine Seck moom gannaaw ba nga xamante ni rek convoqué woon nag ki nga xamante ni moo di Ndeye Khady Ndiaye moom nag dafa lankoon rek du daal di jël li nga xamante ni moom mooy passeport am ba tax na moom moomee amul benn notification bu war a tax sax moom mu daal di déglu ki nga xamante ni moo di Ndeye Khady Ndiaye maanaam daal si gàttal ki nga xamante ni Ndeye Khady Ndiaye mooy Ndeye Khady Ndiaye warul sax war a wuy ji kookee nga xamante ni moom mooy juge bu Samba Sall nga xamante ni moom mooy juge premier cabinet bu nekk foofee nga xamante ni mooy ca tribunal ba. bu ñu jugee si Ndeye Khady Ndiaye nag moom moomee nga xamante ni moom mooy propriétaire salon Sweet Beauté dañuy dem si ki nga xamante ni nag mooy Cheikh Diouf nag mooy ndaw googee nga xamante ni daal dañ ko daal dafa ñaari sax dafa daal di ñàkk li nga xamante ni moo di benn loxoom gannaaw rek ca affrontation yi nga xamante ni maanaam manifestation yi nga xamante ni doxoon na ci diggante ñii di force de l'ordre yi ak ñooñee nga xamante ni ñooy di njoñu Ousmane Sonko moom nag Cheikh Diouf bu ñu sukkandikoo si xibaar yi nga xamante ni moom lañu daal di jot ndikki démb moom gannaaw ba nga xamante ni génn na foofee nga xamante ni mooy ca hôpital bu Aristide Le Dantec moom daal dañ ko daal di jàpp daal koy yóbbu foofee nga xamante ni mooy ca gendarmerie bu ñu sukkandikoo nag ba tey rek ci xibaar yi nga xamante ni moom la Libération daal di xamle kii nga xamante ni nag moo di Cheikh Diouf moom dañ ko doon tax topp moom moomee dafa laale woon si ay problème yoo nga xamante ni daal problème yooyu ñu ngi xew woon foofee nga xamante ni mooy ca Diourbel ñoom sax ñu daal di xam ne ni dafa participer woon si ay maanaam ay cambriolage loolee nag taxoon ba ñi nga xamante ni ba mu daal di génnee ci télé bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Diourbel daal di intéresse wala sax daal di contacté ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa gendarmerie bu nekk fii ñu daal leen xam ne ni kat Cheikh moomee dafa nekk ñu koy daal di wër waa gendarmerie bu Diourbel dañ koy daal di wër ba tax na ñoom sax waa gendarmerie daal di koy jàpp ba jamono ji ñu wax ak yéen sax Cheikh moomee daal nañ koy yóbbu foofee nga xamante ni mooy ca Diourbel moom moomee nag ba tey bu ñu sukkandikoo rek ci li nga xamante ni daal mooy bind yi nga xamante ni Libération daal nañ koy bind moom Cheikh moomee li ñu koy doon surnommé sax moo di Cheikh Bandi ba tax na moom moomee daal jamono ji yóbbu nañ ko foofee nga xamante ni moom mooy sa section bu recherche bu nekk foofee nga xamante ni mooy ca police bu Diourbel. ba tey ci xibaar rek ñu daal di addu wax ci conférence bi nga xamante ni ñii di waa M2D maanaam mouvance de la défense de la démocratie ñoom doon nañ ko amal ndiki démb foofee nag ñoom dañ daal di jëlee ay décision ñoom nag ñuy daal di xam leen rek ay bés yi ñu jëm maanaam samedi 13 mars bi rek ñu dëgmal ñoom dinañ amal ab marche pacifique ñoom ñooñee nag li tax ñuy sàkku marche boobee nag li tax ñu koy amal sax bokk na si sàkku teef bi nga xamante ni moom la ñuy def rek pour rek ñu daal di libérer détenus politiques yi nga xamante ni jamono ji ñoom la ñu téye foofee nga xamante ni mooy ca gendarmerie waaye nag ñoom ñooñee ba tey rek di sàkku rek ci ñi nga xamante ni mooy état bu Sénégal mu daal di ubbi ab l'enquête pour mën a xamal rek ñan ñoo doon tirer ay fital ci ñi nga xamante ni ñoo di manifestants yi ñoom ñooñee ba tey nag di daal di xam le ni ñoom vendredi bii rek ñu daal di dëgmal maanaam ajjuma dañuy amal ab deuil national maanaam dëjël képp ñëpp ñoo xamante ni daal dañoo ñàkk seen bakkan ci manifestation yooyu nga xamante ni moom la ñu noté woon ay bés yi ñu génn fii si Sénégal. bu ñu jugee ci loolu nag dañuy àddu rek wax ci ba tey rek ci manifestation yi ak conséquences yi nga xamante ni daanaka ñoo ngi ko commencé di noter fii si Sénégal gannaaw nag ba nga xamante ni daal manifester nañ ba pare ñoom ñooñee journal yi ñoo ngi ñuy xamal ni kat lu tolloog 70 stations de service ñoom daat nañ leen saccagé te leen saccagé nag ñoo ngi xewee gannaaw rek manifestation yi nga xamante ni ñoo ngi ko doon amal ay bés yi ñu génn rek ba tax na daal ñoom ñooñee sax ñuy daal di xam ne ni kat doo moytuwul daal fii ak ay fan li nga xamante ni moo di gaz butane bi ak li nga xamante ni moo di carburant moom soo moytuwul na daal di ñàkk fii si Sénégal ba tax na sax ñoom ñooñee nga xamante wala sax ki nga xamante ni moo di secrétaire général bu confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement moom Cheikh Diop di daal di xam ne ni kat sénégalais yi nañ jël seeni matukaay ndax kat ay bés yi ñu jëm rek da moytuwul nañ daal di ñàkk li nga xamante ni moo di lii di gaz ak li nga xamante ni moo di carburant moom sax di daal di xam ne ni kat li nga xamante ni moo di manifestant yi daal moom Cheikh mu ngi sàkku si ñoom rek ñuy ànd ak seen xel ndax kat manifestation kenn tere bu ko waaye nag ñu fexe
fexe rek ba di sàmm li nga xamante ni moo di moomeelu dëkk bi waaye nag saccagement yooyee sax 70 yooyee lu tolloog 50 stations yëpp nag waa Total ñoom ñoo ko moomoon ba tax na ñoom ñooñee sax ñoom ñooy les plus impactés ak si li nga xamante ni moo di saccagement yi xale yi doon amal. bu ñuy jógee ci loolu nag dañuy dem ba ci tëdd bu dëkk bu tedd boobee di Touba tey nag ñu fay màggal li nga xamante ni moo di Kazu Rajab nag nekk ak màggal boo xamante ni daal dañuy màggal sax li nga xamante ni moo di gane bu àdduna ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké moom Serigne Fallou Mbacké nekkoon sax deuxième xalifu ki nga xamante ni moo di Serigne Touba moom Serigne Fallou Mbacké nag nga xamante ni daal mu ngi nekkoon si xilaaf bi sax atub 1945 jàpp 1968 moom moomee sax mu wutu woon fa ki nga xamante ni moo di Serigne Modou Moustapha màggal googee nag niki tey jii lañ koy daal di amal moom màggal googee nag nekkoon sax deuxième màggal boo nga xamante ni daanaka moo gën a siiw foofee nga xamante ni mooy ca Touba gannaaw rek màggal gu mag gi nga xamante ni mooy màggalu Touba moom nag màggal googee doon rassembler lu bëri ci ay doomu aadama lu tolloog ay milliers de personnes foofee nga xamante ni mooy ca Touba ren nag muy daal di am ci contexte boo nga xamante ni daal dafa daal di particulier li ko daal di waral nag moo di mbas mi di coronavirus bi nga xamante ni daanaka lu tolloog at a ngi nii mu gane si ñu fii si Sénégal ba tax na daal ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor comité d'organisation bi daal di xam le ni ñoom dinañ daal di def le tout rek pour daal di respecter lépp loo xamante ni mesure barrière la yoo xamante ni agent sanitaire dañ ko daal di teg fii nga xamante ni mooy ci Sénégal ba tax na rek ñoom dinañ si daal di def seen kéemtulaayu kàttan pour rek dimbali ñi nga xamante ni ñoo di fidèles yi ñu bañ a rek exposé wu ci loolee nga xamante ni moo di mbas mi di coronavirus. mbasum coronavirus boobee sax la ñuy jeexalee xibaar yi daal di wax tolluwaayam fii si Sénégal gannaaw nag 1390 tests yoo xamante ni daal nañ koy amal lu tolloog nag 156 ñoom ñoo am doomu jàngoro boobee nga xamante ni moo di coronavirus ca noonee nag 63 yi ñoo nekk ay cas contact suivi 93 yëpp nekk ay cas issus de la transmission communautaire lu tolloo nag 283 patients maanaam ay malades ñu nekkoon foofee faj nañ leen ba ñu wér ba war a génn ndiki tey jii ci lalu hôpital yi 40 cas graves maanaam ñoo xamante ni ñoom ñoo nekk ca lalu sauvetage yi wàññi nañ ko ba su démb lu tolloo nag juróomi doomu aadama nag daal nañuy ñàkk seen bakkan niki démb gannaaw nag ba mbas mi dugg see si Sénégal ba tey wàññi nañ si lu tolloog 36 195 cas yu nga xamante ni yëpp am nañu doomu jàngoro bi nga xamante ni mooy di mbas mi di coronavirus waaye nag faj nañ si lu tolloog 31 467 lu tolloog nag 935 doomu aadama ñoom daal nañ si ñàkk seen bakkan ba jamono ji ñu wax yéen nag lu tolloog 3793 ñu ngi ñuy faj si lalu hôpital yi. loolee sax mooy ndar képp xibaaru tey yi di leen jox dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar seen chaîne YouTube bi di Mak TV Sénégal te di leen wax nag bu leen fàtte di abonné ak di bës cloche de notification bi pour ngeen di mën a am suñuy information au temps réel.